Host and sponsors. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York fas yéene ñëw ak yéen defal leen seen émission ni ñu ko doon defee ajjuma bu jot ci waxtu wi diggante 11h ba minuit tey jii ajjuma la tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wala ñaar fukki fan ak ñeent ngeen baal ma ci weeru août ci 2018 ñu fas yéene leen indil seen émission ni ñu ko doon defee ajjuma bu jot ci waxtu wi 11h ba minuit. maa ngi jàkkaarloo ak sama technicien sama coordonnateur Baboy Kane moo ne ci machine bi moo ci jàpp bu baax a baax li ngeen dégg lépp moom moo koy togg ba mën leen koo jox tey dinañ leen indil émission boo xam ne dina neex tubaarkàlla dinañ am Abdoulaye Ndaw am nañ ko fi ci ñaari semaines yi ñu jàll dinañ ko amaat tey dinañ ñëw ak yéen ci ay waxtaan lu jëm ci affaire parrainage bi lu jëm ci affaire tabaski bi lu jëm ci yenn wax yoo xam ne nit ñi dañ koy véhiculer dinañ ci tontu li ci suñu xalaat yàgg nañ ko fee tontu naam waaye nag dañ koy baamtu rek baamtu yàqul dara dinañ ñëw ak yéen ci yëgle yu naqar yi dinañ ñëw ak yéen itam ci ay cant yoo xam ne dafa jóge ci Samba Sow ak mbokki Madi Diagne yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye balaa loolu rek damay nuyu sama technicien balaa maa nuyu sama technicien ma jox leen numéro téléphone bi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa déglu rajo bi ci sa téléphone da nga ko ci mën a déglu muy 641 552 87 62 641 552 87 62 wala bu dee da nga koo bëgg a déglu ci internet bi mën ngaa def rek WPAT 930am.com www.WPAT930am.com seen mbokk Pape Bab moo nekk ci micro bi moo bëgg a wax ak yéen ci 1 heure de temps bii ñu jëm ci suñu kanam mais balaa loolu rek ma nuyu sama technicien sama coordinateur maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay ziyaare bu baax a baax di la nuyu di nuyu mbokk yëpp suñu déglukat yëpp vraiment namoon leen bu baax a baax. maa ngi lay balu àq te di la baal di jéggal ñëpp tey jéggalu ñëpp ci tabaski gii ñu jógee barki demb. merci Pape ñu ngi lay baal bu baax a baax di sàkku mbaal ci yow. yàlla na yàlla boole jéggal. te surtout yow moom vraiment président Macky Sall moom vraiment. war na vraiment gëstu parce que aussi ñu ngi liggéey bu rafet fii surtout yow ci côté yëpp nag yaa ngi koy jàppale te fii da ngay téléphoné ba Sénégal vraiment ci rajo yëpp foofu di koy défendre loolu moom vraiment macha allah moom it war na xam naa ne message bi dinañ ko teg sax bu ñu amee temps bi parce que mu ngi baalu àq ñëpp mais tamit noonu la ñu ngi koy baal. di koy bal te di ko balu bëgg-bëgg moo sonal borom. sonnal nañ ko moom itam sonnal nañu mais noonu la àdduna bi di demee nit ku nekk lu bëgg daf koy sonnal kon xam naa ne rek bu fekkee ne pare nga dañuy daal di li jiitu ñu teg ko ci am nañ ay yëgle am nañ tam benn yëgle bu naqari xam naa moom la ñuy daal di commencé bu fekkee ne jàppandi na wala bu fekkee ne jàppandiwul itam li nga ci bëgg a commencé rek nga daal di koy commencé ñu daal di ñëw ci li ci des comme niñ ko waxee. dafa am leneen loo bëggoon a wax. non dafa am ku doon laaj numéro rajo bi. numéro rajo bi waaw baal ñu joxaat ko numéro rajo bi sëñ bi jëlal mi ngi nekk 641 552 87 62. 641 552 87 62. 641 552 87 62. 641 552. 87 62. 552 87 62 loolu mooy numéro rajo bi ku ko bëgg a déglu ci sa téléphone man ngaa daal di commencé kon xam naa ne dañuy daal di dem rek ci yëgle yu naqar yi buñ paree daal di ay mbir
waaw kon xam naa dañuy daal di dem ci yëgle yu naqari bu fekkee ne kii kon mën nañoo daal di commencé yëgle yu naqari waaw kon dañuy commencé rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ca Touba Serigne Khadim Boussa imam masjid fii ci Touba Mouna Gueye di doom ci ki gaañ fii ci New York El Hadji Ndangaan Ndaw consul général fii ci New York Ibrahima Sow président association des Sénégalais d'Amérique fii ci New York Modou Gaye président daayira Laxasaay fii ci New York Adja Momi Sène présidente daayira Maam Jaara Buso fii ci New York Fatou Samb présidente daayira Laxasaay fii ci New York Penda Gaye ak boroom këram fii ci New York El Hadji Diop fii ci New York Pape Kan Madiara président daayira Xasaayit fii ci New York Yelli Sène wala Yelli Sey Sène lañ def fii ci New York Mamadou Ndiaye ak soxnaam fii ci New York Basirou Laay ak soxnaam fii ci New York Nday Awa Fall fii ci New York Kana Sall fii ci New York Jaw Silla ak boroom këram fii ci New York ak jullit yi ci dëkk bi yépp tiijaan yi murit yi xaadir yi laayeen yi ak bépp tarixa bu nekk ci dëkk bi ñoo am naqar ak tiis di leen yëgal seen génn àdduna ak baay El Hadji Maysa Gueye Alaaji Maysa Gueye faatu na ca Louga ci àllarba 22 août 2018 ñu denc ko ca Touba alxamis demb ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci 2018 dinañ ko ñaanal nag fii ci New York altene bu ko yàlla dogale ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru août wi buñ julee tàkkusaan ba pare ci daayira ci jàkkay soppey Seyxul Xadim bi nekk ci 116 ci diggante 7 ak 8e avenue ku ci bëgg a am lu gën a leer loolu wala nga bëgg a jaale mën ngaa woo Mouna Gueye fii ci New York numéro téléphone am mi ngi nekk 267 340 00 49 267 340 00 69 kon ci turu rajo APR ci turu parti APR ak ñiñ ko bokkal ñëpp ñi ngi àndandoo di jaale Mouna Gueye waajuram woowu génn àdduna tey ñaan yàlla yërëm ko te yeexañu yàlla na suufas Tuuba woyof ci kawam la yu'minuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa wa lahum adabun azim sadaqallahu l-aziim wa balaga rasuluhu l-karim kon coordinateur xam naa léegi lan lañ ci toppale balaa loolu rek damay dem ci ndeysaan suñu mag jooju fi génnoon àdduna semaine bi passé muy Madi Diagne ay cant yoo xam ne rek dafa jóge ci ay mbokkam ba ci doomam Ibrahima Diagne moom sama boppam man jot naa ko mi ngi sant nag waa dëkk bi yëpp cant gi mi ngi koy commencé ci Samba Sow mi nga xam ne moo ko fi wuutu woon moo ko njabootu baayam yëpp nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp bu ci loolu jaaree itam nee na mi ngi sant consul général bi nga xam ne itam gis na taxawaayam ca bis ba ci jëmmam ci man-manam ci dooleem ak ci poosam yëpp muy lu ñu rafetlu lool ndax man mi maa ko wax wala ñi ko wax ci laa bokk te biñ ne suba la ñaan gi ci laa ko wax ba ma ko waxee dane ma suba bu soobee yàlla sawee balaay jullee kon la mu waxoon def na ko kon consul mbokki Madi Diagne yëpp nee nañ amel nañ la cant ak ngërëm te yàlla nañ ko yeex a fayante ak yow kon coordinateur loo ci bëgg mu topp ci bon léegi Pape defe naa dañuy dem directement rek ci ndeyu mbill mi mooy suñu programme ñu seet exactement balaa ñu jël Ablaye Ndaw aussi ñu war a jaar ci benn page nga xam ne ci julli ji lañ jóge woon moom ay déclaration yu bari président ci boppam def na benn déclaration wu jàmm bëgg aussi dégg aussi nit ñi nga xam ne ñu ngi koy attaqué toujours surtout ñi génn dem ba bitim réew di ko fa attaqué donc sànni am na envoyé na benn message ci loolu ne loolu dara jaru ko parce que gisuñu fi ñi nga xam ne ni vraiment jar na ko de Sénégal mais li ci gën a kii daal mooy message bi nga xam ne Pape Alé def na ko Pape Alé Niang waaw Pape Alé Niang def na ko donc moom xam nga depuis commencement wu président bi mu doog ak léegi amul fenn fi nga xam ne wax na ba mu nekk wax ju baax jëmale ko ci président léegi aussi def naa message bi danañ ko teg buñ ko tegee aussi après bu kiiwee aussi am ay commentaire voilà ñu def ci ay commentaire maintenant aussi du yàq dara quoi ayca bismillah voilà
baalu àq ñëpp rawatina sénégalais yi di baalu àq kilifa diine yi ndaxte damay faral di wax ne réew mi dañ ko mooñ ak kilifa diine yi ñoom ñooy suñuy cëslaay suñuy ndëgërluwaay ci ñoom la ñu wéeru kon dañ leen war a ñaanal fu ñu toll di leen jéggalu bu baax a baax a baax a baax di jéggalu kilifa aada ak cosaan yi bu baax a baax ndax na ñoom it ci réew mi lañu bokk dañuy ñaw diggante yu yàqu di dox ci jàmm kon it war leen beral li nga xam ne moo di njéggal di jéggalu njiitu réew mi ndaxte yaay jiitu am maa jiitu jiitul boo ko mënee boo juumee taxaw ñu wax la loolu la wala fi di wax yàlla def ci tànneefu sénégalais yi 65% tànn ko mu doon njiitu réew mi ku jiitu nag moom rek lañu mën a wax ak ndax ku nekk ca gannaaw ñun soxaluñu ku yor loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk faaw ñu yëkkatee kàddu di wax ak yow kàddu yooyu Dakar Matin bu njabootam wala moom jàppee ne am na lu ci ñagas lu ci dëng duñu def lu dul jéggalu ndaxte luñ ci jublu saa su ne moo di yee askan wi moom ñu yëgal ko bu nekkee yëgul bu doxalinam dënge ñu wax ko ndax tànneefu nit ñi la ci bésu tabaski gi dañ koy wax moom président de la république président Macky Sall ne ko faaw mu xool ni mu indee dal ci réew mi ndaxte bañeel amu fi ndaxte contre amu fi suñu taxawaay dañ koy wax ca kaw moo di lan Sénégal rek moo ñu ñor. Dakar Matin. kenn mënta wax ne ba mu fi toogee ba tey ji deful dara déedéet ku ko wax naa féq nga ku ko wax naa féq nga ndaxte nit lu matadi sax moo toogee lu toll ci juróom-ñaari at ci réew di nga am loo fa def kon fala budda am na lu mu def ci Sénégal waaye may wax ne réew mi toll na foo xam ne ci wàllu tension te ñu jëm ci élection présidentielle ku artuwul di nga atte ku artuwul di nga atte artu boobu nag dañuy bëgg rek di ko yëkkati ci kaw ñëpp di gis di dégg ëllëg ak si biir ñu doon magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ndaxte ci ayum président Macky Sall lu ñu seetlu moo di contre pouvoir yépp nërmeelu nañ déggatoo société civile bu taxaw di wax wala da nga leen ni benn da nga leen ni lim kilifa diine yi jàpp nañ sa njàmbur toog seen ruq presse bi naka noonu lan moo xew rax ci dolli ñuy junj ci Sénégal di wax loo xam ne kenn mësu ko woon xalaat. Cheers here. Ever wonder if there's a better way to shop for furniture? Oh, hi. Senghor jaar na fi xalaatuñ ko Abdou Diouf jaar na fi xalaatuñ ko Abdoulaye Wade jaar na fi xalaatuñ ko ci ayub Macky Sall la wax jooju gën a jëm ci kaw muy lan waxi waaso waxi xeet wax ji buñ ko ragal ba ci moom day dem ba di ko junju Dakar Matin. yamatul rek ci ay nitam waaye moom dafay dem ba di ko junju ci ban anam président bés boo toogee ne Matam 100% laa fay gagné fan nga ko teg lu dul alpulaar la fa laa fekk baax boo waxee ne 80% di nga ko gagné Fatick foo ko teg am naa moitié séeréer wala juddoo naa fa yoroo fa tey jii bu Abdoulaye Baldé yëkkati woon kàddu ne 100% lay gagné Casamance est-ce que duñ ne ko wéy mi ngi wax waxu vote ethnique te ma yàgg koo wax meeting nañ fii Dalifort kilifa gu la jege lool ne bu alpulaar yi votelee Macky Sall séeréer si votel Macky Sall rek Macky jàll premier tour
ma ne Macky Sall président xeet yépp la buñ ko dëkkale fenn. ma toogaat ci référendum bi ma gis ñu ne les séeréer se mobilisent pour Macky Sall ma ne leen déet bind leen APR se mobilise pour Macky Sall. ma toogaat sa benn ministre toog ne séeréer dëgg-dëgg du voté non ci référendum bi ñu dem ba ci consulat yi boo demee France Fouta sur Seine lañ koy woowee. Dakar Matin. mu nekk loo xam ne nag boo ko jàngatee ba ci biir manipulation politicienne kese la ndaxte ñi koy wax wala ñi koy def ci politique rek lañ koy defee te loolu mi ngi doog a am ci réew mi dafa flagrant kon nañu moytandiku loolu. Sénégal xamul loolu ñun ñëpp a jaxasoo te moom président Macky Sall mandarga la ci waxuma ko de Sada Ndiaye moo wax ne en 2006 la ko Ablaye Wade woo ci bureau na ko yóbbul Macky Sall mu xam mbokku alpulaaram yi ni àndoo nag Abdoulaye Dieng waxuma ko de Sada Ndiaye moo ko wax. Moi Sada Ndiaye c'est Abdoulaye Wade qui m'a dit en 2006 Sada Ndiaye amène Macky Sall au Fouta. En 2006 c'est Abdoulaye Wade en personne qui m'a dit Sada Ndiaye et Abdoulaye Dieng amener Macky au Fouta pour qu'il connaisse ses parents en 2006. Dakar Matin. moom ay waajuram alpulaar lañ mu juddoo Fatick yaroo Fatick màggee Fatick tànn ko mu doon seen maire Fatick di ko tiitaroo kon moom mooy incarnation parfaite li ñuy wax fusion des ethnies au Sénégal moom mooy incarnation parfaite fusion des ethnies au Sénégal ndax waa Fatick bu ñu jàppoon ne alpulaar la te seen mbokku séeréer la ñuy fal du mës a falu Fatick kon nañu moytandiku loolu waaye li ci neex ba neex ci moo di sénégalais yi xam nañ bu baax a baax dofuñu te ñu ngi xippi seen bët di xool falin nag ci njiitu réew la dépendre waaye may wax ne ku nekk am nga responsabilité segment boo bokk ci société bi ne lii day dakk ñépp nag laa wax amul kenn koo xam ne ci benn segment ci société bi société civile presse ñun ñépp war nañ yëkkati kàddu ndax benn xeet nootu fi beneen xeet amul déedéet. Dakar Matin. amu fi. allez-y. waaw defe naa ne comme ni nga ko waxee jot nañu li ci essentiel. Oui. mais damaa defe ne moom wax ji yey na boppam. parce que fu may commencer rek mooy bu fekkee ne 2006 la Macky Sall door a xam fu mu bokk. kenn mënu ko jiñ raciste. fekk na mu def li mu war a def ci àdduna yëpp ba pare. absolument fekk na mu jàngam ba pare. fekk na mu am soxnaam. fekk na mu am ay doomam ba pare. te li may wax benn référence lay joxe ci moom. takkul sax far xeetam. ndeysaan takkul sax far xeetam. ndeysaan donc nit ku raciste bu doon man Pape Babou mii nga xam ne ki ma yore sama tante la. sama doomi ndey la. sama doomi baay la. sama doomi nijaay la. sama doomi bàjjan la. boo ma accusé woon raciste. du neex a weddi. man du neex a weddi. man tamit sama soxna Pape. waaw sama soxna Diallo la sant Diallo la sant. voilà kon defe naa ne bu fekkee ne Macky Sall dafa toog ba 2006 ñu door ko yóbbu Fouta pour mu xami mbokkam. bu racistoon. joti woon na Fouta. amoon na paas bu dem Fouta. amoon na ndomb ak tànk goo xam ne mën nañ koo escorter ba Fouta. dëgg ndax bu dee comprendre naa 2006 moo nekkoon premier ministre du Sénégal. ah du dëgg. absolument. kon defe naa ne joti woon na Fouta ci ñu escorté ko ak i motard ba mu àgg Fouta. kon bu toogee ba heure boobu lay door a xam ay mbokkam. mënoo ko ak kii c'est racisme. beneen bi ci des Pape Alé Niang dama defee ne ay waxam day fay bëgg a jeex. comme bi président Sall faloo ba léegi. mi ngi koy ŋàññ xëy na gisagul bu saf xorom. dafa defee ne bii xëy na moo saf xorom. ñun ñëpp comprendre nañ ne soxnaam ci boppam. mi ngi liggéey ci Khalifa Sall bu dee bëgg a fa ba léegi. mais bu dee ne soxnaam dafa capable pour liggéey.
jërul muy tiit ndax Khalifa Sall dina nekkaat maire Dakar wala du nekkaat maire Dakar bu maire Dakar tëjee itam dina am feneen fu mu liggéey kon ay waxam mooy bëgg a jeex te mosoon na ci 2007 ja Idriss Seck ak Ablaye Wade lu ne yekkoon na ko Ablaye Wade amoolul Idriss Seck benn njëriñ ca élection 2007 ya Macky Sall jiiñ ko lu nekk ba mu def raciste wala li ma dégg fan yi ñu naan ma ngay wax Karim ma ngay wax Macky Sall nee na diw nee na du jikkoom dafa seetal boppam avant muy doon dara ci biir Sénégal ba mu bëggee soxna dafa dem wuti sénégalaise bu mu bëgg nee na dañ ko yóbbu Jurbel di ko seetloo ji pétrole mu gis Marème kon fa mu takkee Marème xalaatu fa xeetam xalaatu fa alpulaar xalaatu fa leneen Pape Alé Niang na wax leneen lan mooy sa commentaire Pape vraiment wax nga wax jépp quoi gis nga Pape Alé dafa am ñi nga xam ne aussi dafa am li nga xam ne moo leen di yóbbaale souvent Souleymane Jules Diop wax na ba falu def na ba lu ne def na ko ba am na ci dara bon loolu nag mooy yóbbaale ñenn ñi defe na ko ñoom it bu ñu toppee tànk yooyu ci loolu la ñuy falu ca la ñuy jëm mais loolu phénomène la bu am voilà loolu yow wax nga sax jabaram wax nga histoire am xam nga fu mu jaar ak lu muy défendre lépp mais Pape Alé actuellement dafa desperate parce que ñu ngi jëm ci ay élections élection yi nag léegi lépp la ci xëpp mbaa mu am mbaa mu ñàkk et puis beneen bi ma ciy dolli mooy démocratie nag xanaa dañ koy bëgg wala ñu bañ ko doone waa ji bu fekkee ne yor na réew mi rek du am wàllam ci démocratie mais Macky Sall bu dee recevoir ay militants yu jóge Matam loo bëgg ma wax leen ko il faut que mu tudd Matam te puis Matam bi mu naan 100% waaw mais 100% mais Matam bi ko waa PS di gagné 90%. waaw loolu racisme la. déedéet déedéet. bi ñu doon gagné Matam tukulóor yi mosuñu votel ku dul le PS. jeex na. 90% bu même boo doon Mamadou Dia. bi bokkoon ci ñoom. lu tax voté luñu ko. voilà. donc kooku Pape Alé bu demee naan Fouta sur Seine. waaw boo déggee mu naan Fouta sur Seine mu ngi wax waxi France. Neuilly sur Seine. dafa am ay quartiers yi nga xam ne tukulóor yi ñoo fa dëkk. xam naa ko mais léegi li muy wax fii. dafa bëgg a nekk France nee na ko foofu yëpp consulat bi lépp ay tukulóor la. xam nga mais Pape dama lay may rek gis nga dafa am ay réalité wu réew. peut-être France dafa fekk tukulóor yi gën faa bari. looloo tax peut-être ñu bari ci consulat yi. mais demal Espagne nga xool ci consulat bi xam na nga fa fekk benn tukulóor. et puis wala nga ñëw Espagne nga fekk fa benn tukulóor wala fii fii aux États-Unis d'Amérique nga ñëw fii ambassadeur bi kan la woon du tukulóor. kay. du Cheikh Niang la woon. duñ ko dindi. kan lañ fa def. Diagne Babacar. kan lañ fa def. Diagne Babacar. alors consulat bi nekk fii New York. rakkam bi nga xam ne papam moom président ki kay yar doomam a ngi fii lu tax joxul ko consulat bi sunu kanam te moo nekkoon vice consul te waaw jàng bi yor na ko yar bi yor na ko capacité bi yor na ko lu tax jox ko et puis beneen bi ci des xanaa nag bu dee démocratie Macky Sall am na ci wàll Fouta ga mu juddoo am na droit naa fam 80%. mais Fouta 75% la fa ma sax. Ablaye Wade lan la doon wax du defe ne bi muy def meeting am yi. waaw du defe ne xool naa fii ba géej ga. waaw 1 million de personnes. waaw sama càmmoñ 1 million de personnes. waaw ñii ñëpp alors. 3 millions kay la Pape Diop wax ci bis boobu. yooyu man. donc dafa desperate mais defe naa ne ku recevoir say militants fa ñu dëkk am nga droit ne leen dinaa fa gagné 100%. mais kuy dem ci làmb ji naan damay daanu lu mu bëggoon Macky Sall wax ko du ma ñemee tudd Matam parce que alpulaar la wala du ma tudd Fouta parce que fa laa juddoo mais démocratie Macky Sall ci la bokk. affaire yi nag mooy taal réew. mais mënu ko taal. Rwanda. ab journaliste moo taal réew. moo ko taal suñ kanam boo gisee printemps arabe yi ñuy wax ni. waaw mooy période bi réseaux sociaux yi di ñëw. waaw ca lañ ci profité taal réew moom yëpp. tu vois donc yii il faut qu'on arrête. il faut qu'on arrête pas aller lépp def na ko. mosula wax lu baax ci président lu mu xam def na ko. voilà donc nan noppal boppam. lu mu xam et puis s'il déconne aussi bu boobaa dana am ñu jaakaar la moom. en tout cas léegi Pape nañ jéem a dem suñu deuxième partie. waaw ñu seet ba xam danañ jot Ablaye Ndaw. waaw léegi mais balaa loolu rek mooy benn yëgle bu ndaw léegi mën nañ seet Ablaye Ndaw en attendant benn yëgle bu ndaw rek. ci réunion boo xam ne Bassirou Jigéel moom moo koy woote nee na woon sax dina dugg xam naa su ma nee wootee rapidement bala ñoo sori. réunion bi ñu ngi koy def lundi ci ngoon ci association des Sénégalais d'Amérique fa lañ koy defee réunion coordination la boo xam ne New York yëpp la concerné bépp section bu fi nekk muy Manhattan Bronx Brooklyn Staten Island Queens ñëpp Bassirou Jigéel mi ngi leen di woo ci réunion bi ñuy amal alterné ci ngoon 7h30 lay commencé ñu teel a ñëw teel faa jóge
teel a ñëw teel faa jógee kon sëñ Bassirou Jigéel bu fekkee ne yaa ngi ñuy dégg rek mën ngaa daal di woote rapidement bala ñoo jël Ablaye Ndaw pour nga mottali kàddu yi nga xam ne fàtte naa ko wala li nga ci bëgg a doolati xaw ma ko nga daal di ko ci dolli mais daal réunion bi altine ci ngoon lay doon juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri minutes association des Sénégalais d'Amérique ñu teel a commencé teel faa jógeel réunion coordination la xam ngeen ne léegi liggéey bi jot na fal Macky Sall jot na dañ doon daaneel président Wade 2012 fal Macky Sall jot na kon ñun ñëpp nañu takku ñëw waxtaanee fu ñuy jaar ba jéggi suñuy noon teg leen ci suuf dem suñu yoon kon dafa mel dafa ko ne ci ligne bi. asalaamaaleykum. salaam wa rahmatulah wa baraka. Dóor Fayu man de sama soxna may sama yaay de sama tante la bokk sama yaay jaw la sant sama yaay jaw sant sama jërbaat yi fi nekk yëpp samay doom la ñuy takk ak yeneen te ñu ngi ci dëkk bi kon ku yaru ca ba ngay xale sa aaw toujours dañ la koy tànn ne la demal ci diw ak diw demal seet fii ba xool leen fa loolu ëpp ci njaabur yi ci ëpp bon li ci desu mooy ñoom pour loo xam ne mooy démocratie mooy bul ànd ak ku yorul bul ànd ak kële yoroon ànd ak kama àndal wala nekkoo ci démocratie ndax daal ku la neex àndal waaye ku toll ni kilifa diine nga naan ko li tax ngay ànd ak diw mën leen man ku ma neex àndal ndax ñi nga xam ne bala ñoo ànd ak kenn leen di jox xaalis wala ñu changé seen i tur wala ku noonu sama doom mooy maay bàyyam sans papa et sans papa sama yaay mosuma koo jëndee ko yàlla bind te duma ko mas a def ba dunay tukki kon ku yor sa xaalis téye ko ba xam man danaa topp ni sa andaxub xaalisam de ki ma neex laay faral man Macky Sall laa faral ñaar dëgg moom a ngi may dégg ndax ba sañoo dégg fu ñuy séddale xaalis jox ma ko du ma sa am yal na yàlla jàppale jërëjëf kon kilifa jërëjëf dafa mel ne am nañu suñu gan ci ligne bi Ablaye Ndaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu Pape maa ngi lay nuyu Baboy kon Ablaye dafa mel ne tey bëggoon nañoo am ak yow waxtaan xam nañ ne affaire parrainage bi mel na ne formulaire bi génn na wala dina génn ci altine bi ñu bëggoon rek nga ñëw jox ñu détail parrainage bi ak lan mooy parrainage en général jërëjëf Pape maa ngi nuyu ñi ñuy déglu yëpp di encore une fois comme ni ma koy defee rek di rafetlu liggéey bi déglu naa début émission bi ak li ngeen teg ci Pape Ali loolu lu baax la pour ñu dindi tuuma tuuti maintenant pour parrainage bi je crois que ñëpp déggoon nañ coow li nga xam ne yëkkati woon na ko fi balaa ma ciy dugg rek dama bëgg a wax ne comme actualité football dañ ciy soog a jóge fan yi gis ngeen ne bu ñu di dem coupe du monde du ñu ne rek am équipe nationale am xaalis yowal dafa am segg bu ñuy def balaa ñuy dem ndax bu ñu ko defee day indi pëccëxoo te ñu toll woon ci jamono joo xam ne nag suñu démocratie dafa commencé woon bëgg a pëccëxoo dañuy toog ba élection jot rek ku ne daal di génn man gis naa fi sax benn waay joo xam ne dafa rasta woon man xaw ma te santoon Fall daal di ñëw mu nga ku nekk daal bugg a doon président de la république te comme mbirum réew nag lu sérieux la ñu gis ne rek war nañu ko daal di aalaat ba nga xam ne daal ñi war a bokk ñooy bokk maintenant pour wax ci mbirum parrainage xam nga parrainage dafa yàgg ci armature constitutionnelle bu Sénégal ndax nit ñi dañuy fàtte mais gis nga ca élection 1963 ya article 24 ba dafa préciser woon parrainage waaye dafa néewoon newaay boo xam ne nit ñi duñ ko cee woon bari xel parce que dañ ne woon ci jamono jooju pour nga doon candidat il faut nga am au moins 50 signatures dont 10 ya ay député lañu war a doon loolu la loi boo waxoon ci jamono jooju lañ ca bëggoon rek mooy pour wane ne électeurs yi sax amuñ ca woon solo waaye au moins député ya nañu parrainer au moins un président un candidat à la présidence donc bi nga xamee ne nag président Macky Sall yàlla dénk na ko réew mi te bu la yàlla dénkee am réew doxalin ba yow la ca joy yow yaa ko war a joyanti donc mu dugal benn loi bu wax ne rek pour nga doonati candidat à la présidence de la république da nga war a fexe ba loi bi njëkk sax dafa ne woon 1%. maanaam téeméer boo jël nañu am
benn ca téeméer boobu ñoo xam ne bindu nañu nekk ay électeurs. nañu def attention nag du n'importe quel Sénégalais moo war a parrainer. waaye ay électeurs 1% yi nañ la tànn. maanaam ne kii daal bëgg nañ ko daal di sës pour mu nekk suñu candidat. bi coow li bëree te nit ñi daal di ko politiser président Macky Sall ci xel mu rafet mi. daal di am lu mu ca changé maanaam léegi fi mu ne nekkatul 1% waaye 0,8% la. maanaam bu fekkee ne da nga jël léegi nga xayma suñu corps électoral fi mu toll fi mu ne nii. boo jëlee 0,8% bi donc dañuy demander rek 52 000 signatures. léegi maa ngi wax ci première condition bi mooy ki la war a parrainer dafa war a nekk un électeur maanaam dafa war a inscrire ci liste électorale yi. nekk un électeur waaye ku mun a fale. donc dañu ciy demander 52 000. ñu ne amoo droit benn électeur parrainer ñaari candidat. maanaam tey bu Pape Ba bu jëlee parrainer Macky Sall maara de Italie yi fi naar dugg ko mu daal di bugg a parrainer keneen dañ ko naan déet loolu mënul lekk donc parrainage bi dañ koy annuler. léegi bu fekkee ne yow atteindre nga léegi 52% yi nag ci 52 000 voix yi parrainage yi ci jamono jooju nañuy mun a nangu sa candidature. ba ci loolu sax dañu dem ba ñu ne comme opposition bi dañu commencé woon di wax mbirum nan la ñuy mun a xoole signature yi est-ce que dina baaxam déet dañuy may sax ki nga xam ne dafa am problème pour yegg ci 52 000 signatures yi da nga xam ne dañu éliminer yenn ci ay signature am dañ koy may yeneen 48 heures pour mu mottali ay signature am na ñoo xam ne dañ leen ci génnee maanaam ñi nga xam ne ay militaire nañu wala ñu bokk ci corps paramilitaire yi wala ñu nekk ci ay caserne yu ni mel ñu dañ leen di voilà moom dañ leen di génne ci kii bi mais daal pour wax ne daal li nga xam ne moom mooy idée générale u parrainage yi mooy rek na nga fexe ba yow ci élection yi 2019 yi di ñëw nga fexe ba am 52 000 signatures pour que nga mun a bokk ci élection yi. te ma jàpp ne encore une fois loolu lu baax la ci suñu démocratie parce que am na tey am na parti yoo xam ne ñu ngi koy kaas te pourtant loolu daf leen arrangé sax ñoom. ndax gis nga ci wàññi vote dañuy li ci gën a dangereux ci parti bu ndaw mooy éclatement des votes. ndax opposition bi presque benn bopp la. donc bu fekkee ne yow par exemple da nga fexe ba seetaan ba lu moon 100 candidats daal di bokk. vote yi nga xam ne opposition bi da ko waroon am day éclaté. donc loolu du leen arrangé. waaye nag comme lu président Macky Sall laal ñu ne baaxul. ñoom dañu daal di commencé di ŋàññi loo xam ne pourtant man dama jàpp ci suma jàngat ne seen intérêt la donc encore une fois daal loolu mooy loi parrainage bi ci tënk rek. parce que bëgguma dugg dans les détails. voilà ba leneen li ma ci bëgg a dolli rek Ablaye mooy bu fekkoon sax waxuma sax Sénégal ñi nga xam ne dañoo am ay parti politique bëgg a dem élection. normalement ñooñu war nañ deñ ak réer war nañ xool àdduna bi fi mu toll. natt seen bopp seen démocratie ci réew yu mag yi. rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fii bu ma déggee ñi ne fii di casse parrainage mais fii pour nga nekk district leader sax da ngay am ay parrainé. absolument dañ lay man te yow te li gën a grave mooy Sénégal mën ngaa yónnee Louga wala Tamba nit wutal la mais bu dee fii ci suñ koñ bi 116. waa ji ci bopp mooy taxaw ci koñ bi ànd ak ay nitam boo ko rombee mu ne la bu fekkee ne américain nga bu bindu ba pare damaa bëgg nga signeel ma wone ne bëgg nga ma bokk ci élection yi damay xëccoon nangam. man defal naa ko fi ay nit yu dul jeex. te Ablaye balaa ngay sori sax Ablaye allo. waaw pour rek dëggal li Pape Babou wax y a un jeune sénégalais bu bëggoon nekk. Mamadou Dramé. donc duggoon na fii sax ci communauté bi. non Kodel mii Kodel. voilà man signeel naa ko booy bi nekk state sénateur fii. signeel naa ko. damaa wàcc liggéey fekk li 116 bi taxaw ñu ne man ndax mën ngaa wote ma ne leen waaye ñu ne ma dañoo bëgg a nekk candidat mën nga signal ma signal leen dem. donc ñi ne fii naka la ñuy mën a kaas affaire parrainage. pour wax la sax ne du sax mbirum kii mais xam nga bu yow yàgg nga gis ay ñu taxaw ci mbedd mi parce que am na lu leen naqari ci koñ ba ñu bëgg ko yóbbu City Hall wala fenn. waaw dañuy dajale seen i signature daal di ko yóbbu. loolu day wane ne rek am na ñu mu soxal ci dëkk bi. te mbir mi encore une fois suñu démocratie Sénégal yow Pape fekk na élection yi député yi fekk na la fi.
ñu jàll taabal ji 47 listes yoo xam ne 47 listes doo ko mun a xàmmee. xamoo sax koy woteel donc loolu noonu dafay dem ba mujj indi benn désordre boo xam ne il faut que ñu ut ci ay pexe. te Sénégal nag fi mu ne nii dañu bugg commencer di brûler les étapes parce que gis nga maa ngi waxtaan ak benn waay keroog ma ne ko gis nga mer rek ne dama bëgg a nekk président de la république loolu du dëgg. déedéet. gis nga bu fekkee ne dëkk ba daf la soxal. nga di sol la naqari. masalan yow Thiès nga dëkk. mais demal Thiès ca koñ ba nga dëkk commencé fa liggéey bañ xam ne kat yow mbir mi soxal na la. waaye bu ñu la dàqee sa liggéey nga ne président laa bëgg a doon. bu la armée bi sonalee nga ne président laa bëgg a doon. bu koñ bi saltee nga ne président laa bëgg a doon. mbir mi du noonu. mbir mi bu fekkee ne da ngay liggéeyal sa dëkk. Obama bi mu jàngee fii Howard ak Columbia ba mokkal. dafa nekk communauté organisée dem ca quartier ya gën a. South side of Chicago. South side of Chicago. jeex na di organiser nit ñi. leen jàngal yenn yi. fa la jógee nekk. ba muy yoote ba nekk state sénateur après nekk sénateur après nekk président. waaye yow ku jóg rek léegi fi mu ne ni Sénégal bëgg a doon président la rek. et puis xam nga Macky Sall foofu laay terminer. dafa am benn jaar-jaar bu mu jaar. occupé ay station gouvernementale. nekk premier ministre nekk président de l'Assemblée nationale. kooku dafa am cursus boo xam ne ba mu laajee réew mi nit ñi wóolu nañ ko. parce que xam na ni nguur di doxe waaye ñu dàqale sa poste rek nga jóg fa dem di wër ci télévision yi bu ko nekk président loolu dëgg loolu yàpp nit ñi sax la. wala Ablaye nga mel ni Idriss Seck mi nga xam ne moom dane bëgg la nekk ministre bëgg la nekk député moom daal bu dul président du dara. ñi ngi fàttaliku deuxième tour bi Macky Sall demee seeti ko d'accord nag du poste ministre wala dara yooyu moom yitteelu ma. bi muy dem ci élection yi législative yi passé seen liste bi dane man nekk député taxul ma bokk ci. mais kañ ngay liggéey boo toogee ca palais ba yow mairie bañ ko jox moom benn la fa mas jaari premier mandat defe naa ne. deuxième mandat xaw ma ñaari yoon xaw ma yu mel noonu mais kañ ngay liggéeyal sa réew finalement. léegi Ablaye dañuy delluwaat ci kii bi ci parrainage bi pour nga gën a nit ñi gën a comprendre situation bi parce que léegi wax nga ne que pour ñu parrainer la donc pour nga am signature yi ñuy soxla 52 000 signatures nga war a am. donc bu manqué benn signature rek bu manqué benn signature cela veut dire que dañuy rejeter sa candidature. mais léegi si signature yooyu fan nga koy jëlee par exemple man la plupart des candidats ñu ngi nekk Ndakaaru. waaw léegi 52 000 voix yi est-ce que c'est normal rek ñu jëlee ko Ndakaaru kese. wala naka lañ ko départager. dañu lay demander au moins signature yi ngi fi na nga leen tas ci au moins 7 régions maanaam bu ñëw rek par exemple ñëw rek dugg Pikine rek génne say 52 000 signatures daal di dem. parce que xam nga li tax ñuy def loolu Baboy dañu bëgg maanaam nga am une représentation nationale. xam nga bu fekkoon ne tey da ngay doon wote lu mel ni mairie peut-être sax mun nañ ko def quelque chose de local mais dañu bëgg ñëpp mos ci. donc par exemple tey fi xam ne président Macky Sall bu ko nekkoon tey mu wàcc Fatick rek am 52 000 signatures am dem yoonam. waaye nag loi bi moo ko tënk ne ko li ngay doon président ak li ngay dem am représentativité bu am solo yëpp à Fatick il faut nga dem ci au moins 7 régions te région bu ne au moins war na la jox au moins 2000 signatures. loolu moo tax par exemple tey fi mu ne nii ñun et boobu damay lancer appel à la diaspora pour wax leen ne ñun ci lañ ñëw. dañ ci bokk. te liggéey boobu dañ ci war a gaaw jublu nu mu gën a gaawee. pour qu'au moins bés bu ñuy dem ba nga xam ne dañuy déposer suñu candidature. di investir suñu candidat président sentir ne kat diaspora bi liggéey bi jàppoon na ci du début à la fin. allo Ablaye. waaw. waaw man si. waaw. voilà. allez-y. non dama la doon déglu pour beneen question. parce que waaw. voilà kon. waaw léegi aussi Ablaye am na aussi feneen fi nga xam ne xaw na kii tuuti quoi nit ñi peut-être duñ ko comprendre noonu nee nañu nekk 0,8% loolu mooy minimum bi. mais y a aussi un maximum muy 1%. mooy 1%. waaw léegi loolu aussi mën nga ko faram-fàcceel nit ñi pour ñu comprendre loolu lu mu tekki noonu. waaw xam nga loolu laa doon wax léegi ci wàññi rek lañ ko mën a faram-fàccee parce que xam nga li taxoon sax ñu wàññi ko. parce que président bi mu nga xamee ne dafa dugal loi bi dafa ne 1% maanaam téeméer bu nekk nga am ci benn. te loolu xam nga 1% bi c'est rapport la par rapport ak suñu fichier électoral. parce que tey fi mu ne nii bu fekkee ne da nga xayma suñu fichier électoral dañu ne mu ngi nekk ci peut-être 6,5 millions.
plus ou moins quelques 6 millions 500 daal ci lañ ko xayma. donc juróom benn million yu teg téeméeri junne noonu lañ koy waxee de. waaw juróomi téeméeri junne mu ngoog. juróomi téeméeri junne waaw. waaw mu ngoog donc bu fekkee ne da nga xayma nga ne 1% bi dafay nekk 65 000 dañ ko xaymoon bu njëkk. waaye ak opposition bi nga xam ne ñu ngi doon cas ci la ñu modifié loi bi ne nag léegi fi mu ne nii 0,8% la donc muy 52 000. te loolu ñu jàpp ne aussi franchement bu fekkee ne da nga yaakaar ne Sénégalais yi war nañ la fal dañ la war a xam te koo xam ne munoo am 52 000 signatures au Sénégal franchement demal nga defar waat takkaat sa cislaay te xaar beneen élection. vraiment. franchement. vraiment Ablaye te itam booy xool affaire bi mel na ne commencé naa jur dara parce que man boobaa léegi dégguma fi parti bu bees suma parti yooyu ma doon dégg semaine bu nekk fukk dugg booba léegi déggaatuma ko fi man. waaw mooy li gars yi doon ñaawal di ooyee parti cabine téléphonique. voilà yow say waa kër. te loolu xam nga aussi Pape xam nga nit ñi dañuy xool sax parti yi noonu rek waaye gis nga élection. dafa am lu muy coûter. awma chiffres yi ci suma kanam waaye boo xoolee élection législative yi nga xam ne moo fi passé. ay milliards. ay tonnes de papier nañu far. waaw. te li ci gën a bari dañ ko tuur. parce que am na ci yenn liste yoo xam ne kenn voté wu leen. donc franchement daal encore une fois assainir suñu démocratie bi dafa jot. pour que au moins ñi nga xam ne ñoo mérité pour dem ci élection yi ndax n'importe quelle candidature tu as fait un très bon constat mooy que ne candidats yi xaw nañu wàññeeku. dañuy wàññeeku. et puis 52 000 personnes yooyu. bu fukk bëggee nekk candidat ñaara ko ciy manaam man maa la ko wax. ñaara ko ciy manaam man maa la ko wax. am na question. Ablaye dafa mel ne am na ku ne ci ligne bi xaaral ma xool kan la. sëñ bi salaamaaleykum. salaamaaleykum waaw Papa Abdou. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm man dama bëggoon laaj seen invité. waaw exactement qui sont les signataires. ñan ñooy signataires est-ce que c'est les électeurs wala daal qui sont les signataires moom laa bëggoon xam daal. signataires yi nga bëgg a xam. waaw ok signataires yi ñan la. Ablaye bismillah. signataires yi mooy les électeurs c'est-à-dire que bu fekkee ne munoo bokkoo ci fichier électoral bi waroo mën a signer. donc du sénégalais lambda rek parce que signature yi ñu ngi koy apposer contre la liste électorale donc signataires yi ñooñu la maanaam les électeurs. maanaam foog nga bindu ci liste bi. am carte électeur nekk ci fichier bi. maanaam bind bi vérifié nañ ko ba nga xam ne yow yaa ngi ci ni nga ko bindoo baax na normal na am nga carte électeur et tout. mu ngoog parce que bu ñu demee bay contrôler signature yi. fichier bi dañuy teg say signature xool ndax kii la signal mu ngi ci biir fichier bi. voilà kon loolu leer na. voilà Ablaye aussi am na benn question bi nga doon wax léegi mooy que mënoo signaler ñaari nit. mais léegi bu dee benn nit par exemple comme ni nga ko waxee woon Pape Babou signaler na ñaari nit ñu bokkul léegi loolu lan mooy conséquences yi. mu ngi mel ne rek nga woteel ñaari nit ci biir kii dañ koy annuler. donc li am nag mooy bu ñu ko annuler dañuy jox bu fekkee ne da nga manqué signature ndax loola dañ lay jox 48 heures pour nga compléter ko. donc xam nga loi bi ba léegi rek mu ngi lay accommoder pour que. pour nga mën a bokk pour nga mën a bokk. voilà loolu ba tey leer na. man nag damaa bëggoon ñu def ko ci élection yëpp duñ ko def rek élection présidentielle maanaam luy élection nga xam ne législatif ak communal ak lépp kenn duutuñu rey ay 47 liste bisimilah Ablaye am na ku ne ci li bisimilah. waaw asalaamaaleykum. man de bëggoon laaj léegi. dégguñu la de. dama bëggoon xam ndax carte d'identité nit ki la ñuy laaj pour nga mën a signer. ndax carte d'identité nit ki la ñuy laaj pour nga mën a signer Ablaye. léegi loolu il faut que ma gëstu ko ba mu leer waaye daal li wér mooy dinañ la mën a identifier soit par sa carte électeur wala sa carte d'identité waaye nag il faut que ma gëstuwaat ko ba mu gën a wóor mais daal li wér ba wér mooy bu fekkee ne da ngay nar a signal nit il faut nga nekk un électeur donc pour ñu mun la identifier xam naa carte électeur bi lay war a doon wala carte d'identité waaye loolu naa ko gëstu nag damay bañ a wax loo xam ne ñoom lay doon. candidat bi mooy dem uti signature wala mën na jël neex mu dem utal ko signature. xam nga parti bu ne da nga am appareil mu ngi mel ni tey par exemple tey fi mu ne nii xam nga ñun dinañu
parrainé suñu candidat fii au niveau des États-Unis waaye du Macky Sall mooy ñëw mais appareil APR moom mooy jóg pour uti ko. donc xam naa dinañu defar certainement fichier yi pour que distribuer ko au niveau des candidats yi jox ko seen appareil yi nag ñooy dem uti signature yi mais du candidat comme mooy dem pour uti signature. parce que mënu. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw Bassirou Digal la Pape Ba. ah Bas waaw. waaw bisimilah. waaw ma xaar ba kii pare waaw. non rapidement rek comme Ablaye ngi ci ligne bi mu dégluwaale nga dóor li ngay dóor mu gaaw. waaw dama doon nuyu mbooloo mi. di leen siyaare ci julli gi ñu jàll. di leen balu ak tey balu ak yëpp. ñi nga xam ne itam dañu fa bàyyi ko maa ngi leen di ñaan sama borom xale leen aljana yal na leen yàlla yërëm te yeex ñu te di soññewaat mbooloo mi nga xam ne si ñoom lañ bokkal nekk di liggéey ci dëkk bi. ñu boole ci rawat nag ñi nga xam ne ñoo laa bokkal APR. ñu bokk di liggéey. fi ñu toll taxawaay bi dafa jot moo tax ma ne woon nañu woote réunion. coordination bi bu ko defee léegi ñu dajewaat woo naa 4 sections yëpp ñu ñëw. bu ko defee ñu daj ci association sénégalais yi waxtaan fa xool ba xam nan lañu jëmee ci élection yi ndax fi ñu toll jot na. te am na tam information yu war a joxe yooyu ma bëggoon nañ ko mag ñëpp na teew maa ngi woo responsable yëpp Ablaye Ndaw moom maa ngi koy nuyu mooy tam sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di ko woo nag di ko soñ tam ci réunion bëgg naa mu ñëw teew ko ndax am na lu bari bu ñu ko war a wax daan daal te war naa bëgg naa su ma soon ñëpp fekke ko. incha allah 4 sections yëpp nañ bokk ñëw altine bu 8 heures jotee nañ ñëw foofu ci association sénégalais yi boo defee ñu taxaw réunion bi lañ fi war a takk lépp ñu tënk ko xool nag fan lañ jëm nag ak fi ñu tàmbalee loolu laa doon faat nañ ko waxtaan boole maa ngi woo ñëpp nag bàyyiwuma kenn nag bépp responsable APR bu fi nekk ak bépp militant APR bu nekk ci lépp maa lay woo bàyyiwuñu kenn daal. ban heure la réunion bi commencé. 8 heures lay commencé dañoo bëgg 8 heures 10 heures mu tas quoi wala 11 heures mu tas quoi incha allah. association des sénégalais d'Amérique. waaw alterné ci ngoon. daal dafa ñëpp ñëw waaw 8 heures ñu commencé réunion bi bu ko defee léegi ñu mën a tas teewal dem bi quoi ndax day suuru liggéey la mardi. jërëjëf yëpp ma dem seen liggéey waaw. loolu sa war a tënk daal am na daal information yu am solo yoo xam ne si bëgg na ñëpp fekk ko. dañ sa war a waxtaan ñu mën ko fekk ñëpp ñëw. incha allah yëpp maa ngi woo bàyyiwuma kenn la ñëpp ñëw. incha allah. waaw jërëjëf coordonnateur New York Bassirou Digal bu APR. jërëjëf kon sëñ Ablaye dafa mel ne am na ku ne ci ligne bi bisimilah sëñ bi. waaw na ngeen def. ñu ngi sant yàlla. am na leeral bu ma bëgg a indi rek xam nga carte d'identité léegi benn carte d'identité bi mooy carte d'identité di carte électeur. waaw. booy pare ne numéro carte d'identité bi moo ci nekk. waaw. loolu ñëpp war nañ ko xam numéro d'identité bi bu ci nekkul. sa parrainage du baax loolu moo daaloon Youssou Ndour en 2012. ak Keba Kend. fii ngay parrainé da ngay joxe wàlle sa numéro carte d'identité boo mënul joxe sa numéro carte d'identité bu demee it loolu ci parrainage yi ci signataires yi ñuy éliminer doon. loolu leer na jërëjëf. bisimilah. non defe naa Ablaye dafa coupé woon. Ablaye dafa coupé woon mais ki nekk ci ligne bi allo Amadou. bisimilah ki nekk ci ligne bi. allo. defe naa déggul li ko. dégg li waa ji wax li ko waaw dafa xawoon coupé. waaw kii ku woote léegi kon xam naa mel na ne rëcc na dafa wax ne Ablaye. waaw maa ngi dégg. waa ki woote sa ginnaaw dafa doon joxe benn précision nee na carte d'identité bi bu fekkee da ngay parrainel nit da ngay joxe sa carte d'identité mu jël numéro carte d'identité bi man aussi loolu laa comprendre nga signature boo xam ne dafay niroog bi nekk ci carte d'identité bi pour buñ koy vérifier. donc defe naa ça c'est le minimum pour ñi war a comprendre loolu quoi. loolu précision bu baax la. voilà loolu la waa ji doon wax noonu léegi ñu ngi koy remercier vraiment. loolu la waa ji doon waaw donc ma yokk benn affaire rek boo xam ne dafa am solo aussi. bismillah. mooy parrainage bi mu ngi commencé 180 jours balaay élection yi maanaam lu toll ci 6 mois. avant élection présidentielle donc pour que ñu xam ko te gaaw préparé. lundi la ñu koy commencé. incha allah altine bi bu neexee yàlla bu neexee yàlla. ba le 11 décembre. bu neexee yàlla. ba le 11 décembre. kon dégg nga li Bassirou Digal wax kon nag nañu takkuwaat ñun waa APR. gembaat mbër mi mu daanaat ub làmb ñi ñu demaat suñu yoon. incha allah defe naa ne bi mooy gën a yomb bu njëkk ba ni ma ko waxee sénégalais yi xam nañ lu mu man xam nañ fu mu jëm moom ci boppam xam na fu mu jëm. donc defe naa ne fi mu ne nii aajar suñu bër jaay ko dinañu yomb trop ci boo dajee koo xam ne nit la xam na lu réew di tekki. waxuma nag maa bañ du ma ko nangu loolu aussi moom mënul ñàkk ci nit ñi. te tey xam naa ma yokk ci lan rek boo ma ko mayee. ayca mooy ne gis nga élection yu Sénégal fi mu ne nii.
dafa am benn sew bu ci ne boo xam ne il faut ñu bàyyi ci xel. mooy bu ñu dafa am coow loo xam ne ñi koy yëkkati ci rajo yeeg télé yi nañ koy yëkkati ndax dañu am jot gi. waaye ñooñu duñu sénégalais yi. déedéet. sénégalais yi voté amuñu joti dem ci télé yi ak rajo yi. sore nañ lool sax. ñu nga toog ci seen dëkk ya. xam programme yi nga xam ne moom la président indi. xam infrastructure yi nga indi xam programme social yi mu indi. et cetera bu boobaa nag ñoom dañuy yore seen carte ne tekk. waaye nag tey fi mu ne nii boo amee seetlu bu baax Pape di nga gis ne. am na lu tolloo fukki nit peut-être ci nañuy toll. foo leen fekk ñu ngi ci télé yi di wax bugg a hijack opinion sénégalais yi. loolu sénégalais yi duñ ko nangu. gën a xaar élection kenn du ko gagné ci ay plateau télévision ak studio rajo. déedéet. kii bi mu bëggee réew mi am na nu mu defoon Ablaye am na ko neneen ko ni ci ligne bisimilah sëñ bi. doo leen am dara élection. yàlla nañ ko fekkate tal ko doo bég de bisimilah. allo salaamaaleykum. ay salaam wa rahmatulah. waaw Pape ñu ngi leen nuyu yow ak Baba yëpp. ñu ngi lay fay bu baax. waaw am di Moustapha la. waaw bisimilah. waaw dama doon laajte ñi nga xam ne bindu woon nañ te jotuñu seen i carte d'identité léegi ñoom naka la ñuy def ñoom mën nañoo kii wala. ñëpp ay jot bul tiit koo bëgg a woteel da nga ko woteel bu soobee yàlla. waa la wax loolu. waaw loolu donc. koo bëgg a woteel da nga ko woteel bul tiit. bisimilah. allo. waaw. Pape ñu ngi siyaare baax. ñu ne koy delloo. waaw damay laajte léegi Modou Diop la damay laaj ba xam ki nga signal ci parrainage bi moom nga war a wateel wala bu la neexee doo signal kenn bu wate bi ñëwee tam nga wateel ku la neex loolu laay laaj. wala ki nga signal moom nga war a wateel bu wate bi ñëwee. Ablaye bismillah. déedéet amul benn lëkkaloo diggante ki ngay parrainel ak ki ngay wateel waaye nag xel dafa nangu ne xanaa doo ñëw ngemb mbër. ba yóbbu ko ca làmb ji di ko galgal loolu la ñu yaakaar waaye daal loi bi amul lenn lu mu wax ne da nga ki nga parrainel moom nga war a woteel. d'ailleurs sax Ablaye tey confirmé nañ ko parce que foofu confusion bu rëy ci nekkoon que ki nga parrainel rek ko ngay woteel mais gars yi préciser nañ ko tey nee nañ ko loolu mun nga parrainel ku la neex woteel ku la neex. non ba pare Baboy boo parrainel nit ba pare woteel ka ca des nan la ñuy xam ne kan nga woteel parce que wat gis dafa secret. bañ gàcce wala ab bulletin la rek. donc waaw loolu moom. jeex na mais kii Ablaye xam nañu ne aussi am na benn débat bi ñu fi doon wax man ak Pape Babou sànq la concernant Pape Alé. defe naa aussi xam naa doo ci ñàkk mun a envoyé ñaari kàddu parce que xam nga ne ça fait plus de 4 ans chaque jour ñu ngi koy dégg ci rajo yi. li ci gën bëri rek moom contradiction rek lay indi li jëmale ko ci président de la république même bu dee ñaari moo rek ba mu may sax ñu jël benn intervenant rek après nga ñëwaat ci loolu tamit nga tënk affaire yi quoi ñu close. bismillah. bismillah. Ablaye bismillah. keneen la waaw keneen bismillah. allo asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. waaw ñu leen ziar bu baax. ñu la koy delloo. waaw man li ma laaj rek mooy ci affaire ci affaire wat bi maanaam comme dañoo wax ci jamonoy président Macky Sall avant muy nekk président dafa wax ci lu jëm ci wàllu bulletin unique. waaw. ma bëggoon xam est-ce que loolu bokk na ci programme am maanaam bu ko yàlla joxee deuxième mandat xanaa ndax bokk na ci programme parce que comme dañoo wax dañuy économiser. léegi te gis nañ candidat yi instant bi nii commencé nañoo bari xaat ñu déclaré candidat yi ñu comme ndax ñëpp dañ jàllam de. mais comme dañuy wax ne ñu bëgg a économiser ma gis ne man pour loolu. ñu def bulletin unique mooy gën a nekk ñu économiser alal réew ba pare tamit mooy gën a yombal waxte bi daal ma bëggoon xam ba xam ndax loolu yéen lan ngeen ci xam jërëjëf. loolu luñ ci xam mooy parrainage bi président Macky Sall moo ko xalaatal boppam proposé ko assemblée nationale mu jàll. bulletin unique président Macky Sall mooy déterminer le politique de la nation. bis bu fekkee ne daf koo bëgg bu ko yóbbu assemblée nationale am majorité dinañ ko woteel Baye Matar loolu àggagun ci Sénégal ba mu commencé wote ba léegi mosuñoo gis ñu dem ci élection ñu ne mënuñoo wote parce que bulletin yi baaxul wala nuróowul wala kenn xamul lii lan la président Macky Sall donc fi mu ne moo mën a déterminer bulletin unique dafay am wala du am ndax bi mu bëggee parrainage am na mu ngi ci suñu ginnaaw voilà Ablaye. waaw Pape li ngeen junj léegi de lu am solo la parce que loolu sax day interpeller CNRA parce que xam nga Sénégal fi mu ne nii dafa am journaliste yoo xam ne dañuy yore seen micro teg ko ci table di ko jaay
léeg-léeg suñu àddoo rek di nga xam ne li ñuy àddu du dëgg nañu bëgg a génne wala boog Sénégal moo tax ñuy wax. waaye dafa am lu ñu bokk wala am ku leen bokkal dara moo tax ñuy wax. xam nga par exemple tey waxi Khalifa Sall. Pape Alé moo ko porté. moo ko porté waaw. te ni mu ko porté parce que am na sax junj boo ci junj léegi loolu lu wér la. mais am na yeneen yoo xam ne sax ñu ngi koy ruumandaat ci suuf. mbirum joxalante xaalis waxal ma lii ma di joxal la lii. Pape Alé kay xam naa ko bi mu ñëwee fii ci élection Algoria kii sama kër frère la nekkoon Pape Alé kay xam naa ko bu baax. donc pour wax la rek ne encore une fois nañu fexe ba journaliste sénégalais yi bu ñu poñe démocratie sénégalaise. parce que li nga xam ne moo xew Sénégal mooy. sénégalais yi ñoo jël à 67% fal nit. bu ñu nangu. ñaari journaliste ak fukki politicien nangu loolu ci suñuy loxo. du mën a nekk. loolu du mën a ne. te tey si tey mun nga def say chronique nag nit ñi déglu ko. waaye li wér ba wér mooy. à l'heure du vote benn bilan la ñuy teg ci taabal ji. dañu naan la autorité la Touba ngi nii. décembre lañ koy ubbi may yëgal la ko benn yoon far. bu neexee yàlla ñu te loolu ubbi la mais dinañ ci màggali bu soobee yàlla màggali muy jiitu décembre. mu ngoog bu boobaa nag. ba ma wax nañ ko ba ca jumaa ja loolu kenn waxatu ko. kooku kenn waxatu ko. waaw 250 kilomètres yu tàlli. donc 90 minutes nga dem Touba. jeex na. yu ni mel nag mun nañ ko lim ci n'importe quel secteur donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy orienté vote bi mais pas ay chronique ay yu kenn xamul. jërëjëf. kon Ablaye mel na ne neexati na kon xam naa ñu bàyyi la nga nopp rek temps bi jot nañu. maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla mu saxal seen liggéey. incha allah jërëjëf kon itam coordonnateur lan ngay tëjee. li koy Pape dama la koy delloo rek nga close up. waaw kon kay xanaa gars yi joxaat leen rendez-vous àjjuma bii di ñëw rek dina fi gën a neex nii lañ ko fas yéene jàppoo ak yéen ba élection yi ca ngoon ba président Macky Sall jëlaat ndam li rek. bu ngeen dawul duñu daw dina fi gën a neex dinañ leen indil ay débat yu gën a neex autoroute Ila Touba décembre lañ koy ubbi officiellement. mais incha allah ñun murit yëpp ci la ñuy jaar màggali 90 minutes nga dem jumaa ja ba ma xal nañ ñu ko ba ca biir jumaa ja ñi fi jaaroon xamoon nañ ne moo gën ci Sénégal. Touba li des ci yoon bi 60 ak léegi bari na mais amuñoon courage politique bi amuñoon fit fi seen digganteeg tubaab bi. ndax tubaab bi ku ne xam na ne bëggoon nañ yoonu murit fay. te kii fi nekk daa bëgg yoonu murid di continuer day continuer incha allah. ba àjjuma ak jàmm. Ablaye donc merci encore. ok baax na.